Basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor Xaadim Rasuul cay Sëriñ Tuubaa. Basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor Xaadim Rasuul. Et pour continuer le programme, damay woo le professeur Djibi Diakhaté. Une deuxième fois encore, il va nous permettre à ceux qui ne sont pas sénégalais de mieux connaître le trajet entre le 21 septembre et le 3 octobre 1895. C'était dans cette ville de Grand Bassam. Professeur, bonsoir. Bamba a compris très tôt qu'il était nécessaire de procéder par une sorte de décentralisation de son activité, qui fait qu'il y a de grandes figures qu'il a formées et à qui il a donné après la mission d'aller constituer d'autres localités et de former d'autres personnes. Ce qui veut dire au fond que l'école de Cheikh Ahmadou Bamba est une école qui se multiplie, c'est une école qui se démultiplie, c'est une école qui se réplique partout ailleurs dans le monde et qui fait que son objectif, encore une fois, est de former un être humain accompli, un être humain achevé, un être humain qui est capable de mener la mission que Dieu lui a confiée sur terre et de la mener convenablement. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, c'est pour le développement. Alors quand on parle de développement, aujourd'hui on parle beaucoup de développement durable. Lorsqu'on considère que nous devons nous développer, nous devons exploiter les ressources qui sont disponibles pendant notre vécu, mais nous devons penser aussi aux générations à venir. Cheikh Ahmadou Bamba dit non seulement il faut se développer aujourd'hui, il faut se développer et penser aux générations futures, mais il faut se développer et penser à l'au-delà. De ce point de vue-là, il parle plus du développement durable, il parle plutôt d'un développement éternel, c'est-à-dire un accomplissement de l'individu sur terre et à l'au-delà. Ce qui fait qu'au fond, Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué un héritage. Et cet héritage a été perpétué par sa descendance. Et parmi les éléments de cette descendance-là, nous avons Serigne Souhaïbou Mbacké, qui est le parrain de cette journée. Et tout le monde le sait, Serigne Souhaïbou Mbacké a considéré qu'il était important que l'on retourne à l'orthodoxie, a considéré qu'il était important que l'on retourne aux principes, aux normes essentielles qui déterminent le fonctionnement de la Oumma islamique. Il faut bien le noter, nous sommes aujourd'hui dans un monde divisé, et divisé des fois entre musulmans. Lorsque Samuel Huntington a écrit Le choc des civilisations dans les années 89, il considérait quelque part que le monde musulman est un monde qui a beaucoup de force, mais sa force c'est sa faiblesse. C'est-à-dire qu'ils sont sur le plan numérique excessivement importants, mais en termes d'organisation, ils sont éclatés, ils ne sont pas unis. Cheikh Ahmadou Bamba a beaucoup mis l'accent sur l'unité des musulmans. Cheikh Souhaïbou Mbacké a beaucoup mis l'accent sur l'unité des musulmans. Mais l'unité des musulmans autour des textes, autour des principes, autour des normes. Il s'agit donc de connaître les normes qui organisent la religion musulmane et il s'agit d'appeler les uns et les autres au respect des normes qui organisent la religion musulmane. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour beaucoup, quand on parle de mouridisme, ça ressemble à une secte. Alors je dis simplement la chose suivante. Dans une secte, on n'invite pas les gens à chercher le savoir. C'est aussi simple que ça. Si moi je suis gourou d'une secte, je ferai tout pour maintenir les gens dans l'obscurantisme. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui invite ses disciples à aller à la quête du savoir. C'est quelqu'un qui dit aux jeunes, cherchez le savoir. Cherchez le savoir, développez la connaissance, allez chercher le savoir partout où il peut se trouver. Apprenez les mathématiques, apprenez l'histoire, apprenez la littérature, ayez un esprit critique. Celui qui dit ça ne peut pas être un gourou. Que quelqu'un comme Seigne Mourtala s'est installé. C'est dans cette dynamique que Cheikh Souhaïbou Mbacké s'est installé. C'est dans cette dynamique que Cheikh Ibra Fall s'est installé. C'est dans cette dynamique que la descendance de Cheikh Ibra Fall s'est installée. Aujourd'hui, les Mourides ont un joyau. Mais ce joyau, il faut le répandre dans le monde entier. L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas une œuvre pour les musulmans seulement. Ce n'est pas une œuvre pour les Sénégalais seulement. C'est une œuvre pour l'être humain. J'ai dit aujourd'hui que nous trouvons des gens d'autres croyances religieuses qui vont chercher dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba des éléments pour régler des problèmes économiques, pour régler des problèmes d'organisation sociale, pour régler des problèmes d'idéologie politique. De ce point de vue-là, on peut considérer
que celui qui aura à sauver le monde, celui-là qui nous indique une voie alternative nous permettant de sortir définitivement de la crise. Il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Et quand je le dis comme ça, c'est un Français du nom de Philippe Couti qui a considéré que si le monde veut être sauvé de la crise, il faut que chacun de nous accepte de se serrer les reins et de prendre la décision de se mettre sur le chemin de Touba. La solution du monde se trouve à Touba. Je vous remercie de votre attention. jërëjëf Serigne Touba. بلا انتهاء سابقاء خالدا لي وجه النافع ما توجها لي ردا ولصفاه وجها أدية من المكرم الكريم لأبدا خير الذي استر العليم بعد عني كل لياد لم يكن من الذي اختاره الله بكن ورق بيني وبين الشر من كان لي في البحر ثم البر تنمو بشاراتي به وأجري وشانني عن العصا والهجر حب النبي المنتقى نور مدر كرمنا بسرا لبدو وحذر قد قلت لي منك أجورا شافية وللجنان لا شمد عافية رافع صليا صلاة رافعة على المبارس الهدى والنافع يا ربنا صل وسلم سرمدا على السفيع سلواه أحمدا بحق وجه الله والرحمن سل الخلق والأمور والأشمان وحق وجه دائم رعيم سل الفضل والباقي وسل الترهيم بحق وجهك الكريم والشاعي ليم مري وديور تشاعي شهيد صل بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل ردتني ربي إلى المشاكر وليردت ربي كل كافر الله ربي وولي أبدا عصمني من كل من تمردا لصد بأني قد جعلت نفسي لك وديعت فككت عبسي معتصما بالله والرسول صل عليه والكسر معمولي واجعل منامي وقعودي مثل كل عبادة لديك مسلى من الثواب والأجور والأمن ولياب منك بشارات سمن نافع صل أبدا وسلم على الذي بصر كل مسلم يا فاتحا بصر بالجنان صل على مطهر الجنان نافعة لمسلم ومسلم عاصمة من مجرم ومجرم بلا آفة ولا كدر فيها ولا بيني وبين كل عاد أبدا آمين يا رب العالمين وجل سيد أبيات قضاء كل ما فاتني في السر والعلانية في كل ما ملا من السنين آمين يا رب العالمين توفيق سيدي Sëriñ Takko Mbacke Mourtada teew na ci liggéey bi Sëriñ Jiili Mbacke Abdou Latif moom it teew na ci liggéey bi ànd ak délégation Sëriñ Galas Kaltoom Mbacke moom it teew na fi Sëriñ Abdoulahi Mbacke Fataawul Fadilu moom it teew na fi Sëriñ Abdoulahi Mbacke Bachiru Fadilu moom it teew na fi Sëriñ Muntaka ibnu Cheikh Moustapha Fadilu moom it teew na fi Sëriñ Sadiq Mbacke ibnu Sëriñ Dam Atta moom it teew na fi Sëriñ Lamine Naar Diop moom Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana moom it teew na fi Sëriñ Cheikhouna Mbacke imam ñu gën koo xam ci imam daayira ajami moom it teew na fi Sëriñ Amadou Tassir Sougou moom it teew na fi Sëriñ Moussa Diop Al-Mashari moom it teew na fi Sëriñ Khalil ibnu Sëriñ Cheikh Daarul Rahman moom it teew na fi Sëriñ bi mi ngi sant Moustapha Ba ak waa daayira dëgg bi mu àndal jóge Sénégal kon Sëriñ Cheikh Ndigal Fall moom it teew na fi Sëriñ Modou Seck moom it Touba ca kanam nekk vice président diaspora moom it teew na fi kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo teew ci liggéey bii di màggalu Grand Bassam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. maa ngi nuyu njabootu Sëriñ Touba gi fi nekk yëpp. nee na mi ngi nuyu njabootu Sëriñ Touba gi fi nekk yëpp. di ko jaarale ci Sëriñ Mourtada mu Cheikh Abdoul Ahad. di ko jaarale ci Sëriñ Mourtada mu Cheikh Abdoul Ahad. soxna Bali Mbacke mu ak Sëriñ Souhaïbou. ak soxna Bali Mbacke mu Sëriñ Souhaïbou. kaddu yi du bari kaddu yu seede rek lay doon. nee na kaddu yi du bari ndax kaddu yu seede rek lay doon. ak cant. ak cant. mi ngi sant Cheikh Mamadou Mourtada mi bu baax. nee na mi ngi sant Cheikh Mamadou Mourtada mi bu baax. ndax bu ñu amee tawfeexi teew fii. nee na ndax moom bi mu amee tawfeexi teew fii. moom mbokki taalibe yu bari. nee na moom mbokki taalibe yu bari. yàlla ak jëmmam la. yàlla ak jëmmam la. kon lii ndigal la ci am. nee na kon lii moom ndigal la ci am. bis bii muy taxawal. nee na bis bii muy taxawal. ndigalal waajuram la ci amoon. ndigalal waajuram la ci amoon. di sëriñam. di sëriñam. muy Cheikh Mamadou Mourtada. muy Cheikh Mamadou Mourtada. te xam nañ Sëriñ Mourtada. te xam nañ Sëriñ Mourtada. te loolu mooy njabootu Sëriñ Touba gi yëpp. te loolu mooy njabootu Sëriñ Touba gépp. duñ def asaar. duñ def asaar. duñ dénk koo xam ne matu ko. duñ dénk it koo xam ne matu ko. bi mu koy dénk lii. nee na bi mu koy dénk lii. ñu bari ñu ngi fi woon. nee na ñu bari ñu ngi fi woon. waaye pas-pas bu mu xamoon ci moom. waaye nag pas-pas bu mu xamoon ci moom.
dogu akuk dogu moo taxoon mu teg lii ci loxoom. nee na moo tax mu teg lii ci loxoom. waaye tey jii waaye nee na tey jii ku fi ñëw sa xol sedd na. nee na ku fi ñëw sa xol sedd na. xam nga ne la sëriñ bi yéene woon. xam nga ne la sëñ bi yéene woon. sëñ Mourtada mi àggale na ko. sëñ Mourtada mi àggale na ko. li ñu xamoon ci moom ci digganteem ak sëriñ bi. nee na li mu xamoon ci moom man koo seede ci digganteem ak sëriñ Mourtada. da ko jàppoon muy waajuram. nee na da koo jàppoon muy waajuram. jàppoon ko muy sëriñam. jàppe woon ko muy sëriñam. yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor Xaadim Rasool. cey Sëriñ Tuubaa. yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor Xaadim Rasool. ci ak taalibe bëgg Sëriñ Touba ak bëgg Sëriñ Touba ak rafetub xol. ak rafetub xol. kon lii bu ko wootee. nee na kon lii bu ko wootee. xam nañ ne bëggal nit ñi tawfeex la rek. xam nañ ne bëggal nit ñi tawfeex rek la. waaw ndax am na lu ko gën a noppal. nee na waaye ndax xam na ne am na lu ko gën a noppal. ndax lii xam nañ ne amu ci dara. ndax nee na lii xam na ne amu ci dara. ci zaahir loolu waxin la. nee na ci saahir loolu waxin la. waaye am na ci Sëriñ Touba. waaye am na ci Sëriñ Touba. Sëriñ Touba rek la ciy xeñtu. Sëriñ Touba rek la ciy xeñtu. xam nañ ne dara nekkalu ko ci. waaye nee na xam na ne dara nekkalu ko ci. kon nag mbokki taalibe laa jëme kàddu yi. nee na lii muy wax ni mbokk taalibe yi la ko jëmee. ñu gën a jàpp bis bi bu baax. nan gën a jàpp bis bi bu baax. ndax bis bi ndigalal doomi Sëriñ Touba la. nee na ndax bis bii ndigalul doomi Sëriñ Touba la. mu jaarale ko Sëriñ Mourtada. mu jaarale ko ci Sëriñ Mourtada. te ku toll ne Sëriñ Mourtada. te ku toll ni Sëriñ Mourtada. di teewe bis yi ci àdduna bi. di teewe bis yi ci àdduna bi. amut ku ko ëpp ci jëmmam ji. nee na amut ku ko ëpp ci jëmmam ji. te neex naa àndal lool. te neex naa àndal lool. ndax nit koo xam ne lépp lu mu looy ànd ak moom moo la cay jiitu. nee na ndax nit koo xam ne lépp lu ngeen di ànd moo la cay jiitu. moo lay jiitu jëf ji. moo lay jiitu ca jëf ja. ëpp la yéene. ëpp la yéene. te dara jëmu ci moom. te dara jëmuti ci moom. waaw kon nag loolu nañ ko gën a bàyyi xel. nee na kon nag loolu ñëpp ko war a gën a bàyyi xel. te xam ne bis bu la doomi Sëriñ Touba sampal. te xam ne bis bu la doomi Sëriñ Touba sampal. mënuñoo am bis bu ko gën a rëy. nee na mënuñoo am bis bu ko gën a rëy. kon nañ jàpp ci Sëriñ Mourtada mi. kon nañ jàpp Sëriñ Mourtada mi. xam ne mooy cërub Abidjan. xam ne mooy cërub Abidjan. lépp lu ñuy jëmale ci Sëriñ Touba. lépp lu ñuy jëmale ci Sëriñ Touba. buñ ko jëmale ci moom. buñ ko jëmalee ci moom. jëf jooja àgg na. jëf jooja àgg na. kon mën nañoo bañ a sonal suñu bopp. nee na kon nañ bañ a sonal suñu bopp. te di gëstu yu bëree bëri. te di gëstu yu bari. waaw ndax moom buñ doon diir daal. nee na buñ doon diir daal. nañ xam ne jam nañ. nañ xam ne jam nañ. ndax Sëriñ Mourtada mii. ndax Sëriñ Mourtada mii. ànd ak ñoom ci lii. ànd ak ñoom ci ci lii. ndigalal Sëriñ Touba. ci ndigalul Sëriñ Touba. ànd ak ndigalal kilifaam yi. ak ndigal kilifaam yi. mënuñoo am ndigal lu gën a kawe. nee na mënuñu waa Abidjan mënuñoo am ndigal lu gën a kawe loolu. nañ jàpp loolu bu baax. nee na kon nañ jàpp loolu bu baax. ñu siyaare soxna Bali bu baax. nee na mi ngi siyaare soxna Bali bu baax. di ko béggee bu baax. nee na di la bége bu baax. waaw li ñuy dégg ci moom. nee na Sëriñ Tàkku Mbàkke mu ne soxna Bali li muy dégg ci yow. xam ko ci yow. xam ko ci yow. muy jeex ci sëriñ bi. mooy jeex ci sëñ bi rek. jeex ci ndigal. jeex ci ndigal. bëgg ak mbokk. bëgg ak mbokk. nga rafetal ko. ak rafetal ko. yàlla na yàlla yokk sa fan. nee na yal na yàlla yokk sa fan. yokk sa wér. yokk sa wér. ak njabootu Sëriñ Touba. ak njabootu Sëriñ Touba gépp. asalaamaaleykum. wasalaamaaleykum wa rahmatullah.